bonjour, comment ça va et comment va la santé. projet Probitas ànd ceeg seen fondation Frères Yella ñoo lëkkaloog rajo Afia FM ñu di leen digtal ay émission ñeel feebaru bët maanaam santé oculaire àllarba junne la yamee fii ci rajo Afia FM 93.0 daañu fi waxtaanee lépp lu aju jëm ci feebaru bët mbokk yi ku ci bëgg a bokk mën nga woote rek ci 88 628 05 05 Afia FM mu ngi gën di jege askan wi rawatina seen wirgu yaram lu ko soxal la bët mooy doomu aadama ak projet Probitas ci seen lëkkaloo ak fondation Frères Yella jaaxle jeex na sama waay. Para vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen para vacciner aar leen. jërëjëf Bachir Cissé mi ñu fare ci wàllu xarala gi jërëjëf mbokk yi sàllo di déglu seen rajo Afia FM àllarba bu jot ci émission yi nga xam ne dañu ko jagleele wàllu wérgu yaram fàggandiku nag ak ñi nga xam ne ñoo koy présenté Fama Dieng ki nga xam ne moom mooy Bachir Cissé ñu leen di jaajëfal bu baax ci li nga xam ne mooy déglu bi di leen baalu ax bu baax ci weeru koor wi ñu weesu di leen baalit ax di wax nag ne dellu siwaat nañu ci émission fàggandiku gannaaw bi koor gi jeexee tey nag ñuy dalal ki nga xam ne moom mooy Amadou Baba Diallo di technicien supérieur ci wàllu ophtalmologie maanaam li nga xam ne dafa aju ci wàllu fajum bët moom nag mu ngi nekk fii ci Indagraph tomb bi nga xam ne tey jii fas yéene nañ ko waxtaane ak yéen di tomb bu am solo ci feebaru bët yëpp ñu daal di ci génne li nga xam ne mooy wàllu glaucome balaa ñu ciy sori nag dañuy bàyyi suñu technicien bi di Amadou Baba Diallo mu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu saafonteeg ñoom balaa muy ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam fii ci Indagraph ñu doog a nag dugg ci lan mooy glaucome naka lay feeñoo lan mooy jafe-jafe yi ku ci bëgg a mucc it nan ngay taxawee bu mucc ci feebar bi nga xam ne mooy glaucome kon mbokk yi mu nekk lu am solo ñu leen di xaar rek ci 88 628 05 05 88 628 05 05 Amadou Baba Diallo ñu ngi lay nuyu kàddu gaango. asalaamaaleykum maa ngi nuyu auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla na ñu am wérale comme on dit man comme Fama waxee maa ngi tudd Amadou Baba Diallo technicien supérieur ophtalmologie maa nekkoon ancien major dispensaire bopp léegi maa ngi fii si ENDA centre ophtalmo communautaire bu ñu créé fii depuis 2015 comme nu Fama waxee affaire bët moom dafa nekk loo xam ne lu sensible la moo tax ma kontaan tey ñëw waxtaan ak mbokk yi pour joxe ay conseils wala ay laaj yoo xam ne mun nañu wax ci feebaru bët yi jërë ngeen jëf. jërëjëf Amadou Baba Diallo ñu wax ne tey jii dañoo taamu li nga xam ne mooy glaucome fas yéene ko waxtaane balaa ñuy sori nag il faut ñu xamanteek mbokk yi lan mooy li nga xam ne mooy glaucome tey buñ la laajee ki nga xam ne mooy technicien supérieur bi di Amadou Baba Diallo lan mooy glaucome ci feebaru bët yi. waaw glaucome nekk na feebar boo xam ne pour définir ko mooy ñun daal nu ñu ko mën a waxee mooy tension bët maanaam glaucome dafa bëri façon waaye glaucome bu ñu gën a nemmeeku mooy tension boo xam ne glaucome boo xam ne dafa ànd ak tension bët waaw nekk na feebar boo xam ne nag bëri na nu mu dal si nit ñi léegi ndaxte soo jëlee Sénégal yëpp lu tax nit ñi di gumb mooy deuxième cause après cataracte c'est-à-dire su cataracte passé nga xam ne loolu gëmuloo nit yi glaucome mooy deuxième cause glaucome nag nekk na feebar boo xam ne bu garaaw la ndaxte nekk na feebar boo xam ne glaucome à angle ouvert mooy glaucome bu gën a dal nit ñi mooy glaucome boo xam ne du metti loo xam ne nag kenn xamul am nga ko tant que demoo seeti docteur ophtalmo mu jël sa tension defal la sa examen xam ne da nga am glaucome am déet man mi wax ak yéen su fekkee déw ma sama naataangoo ophtalmo mënuma wax ne am naa glaucome am amul kon nekk na feebar boo xam ne bu garaaw ndaxte nekk na feebar boo xam ne du métti waaye su fekkee dal na la te xamoo ko te nga toogul yàgg daf lay silmaxloo kon nekk na feebar bu grave nga xam ne dina tax nit silmaxa sans mu xam ne am na ko loolu nag moo tax ñu ne glaucome nekk na feebar boo xam ne pour ñu détecter ko daal il faut que nit ki dem seeti docteur bët jëlal ko tension defal ko examen
wax ko su fekkee dafa am glaucome wala amul su fekkee am na glaucome am na ay traitement yoo xam ne daal suñ ko teelee yàlla mun na def daal du silmaxa waaye su toogee këram deful dara moom tôt ou tard nit ki daal dina ñàkk gis-gisam te xam ngeen ne nit mooy bët mooy nit waaw. jërëjëf Amadou Baba Diallo kon ñoo ko déggandoo defe naa ne li mu wax nekk loo xam ne koo xam ne fi mu toll nii rek yaa ngi déglu émission bi war nga gën a ubbi li nga xam ne nag moom mooy xel yi ci li nga xam ne nag moom lañ fi fas yéene waxtaane ci wàllu glaucome ndax bu ñu ko déggee moom technicien bi nee na bokk na ñaareelu feebar bi nga xam ne moom mooy gumbaloo askan bi glaucome bokk na ci mu wax ne feebar boo xam ne la itam du metti xam nga déjà ñaar yooyu rek mën nañ cee taxaw def ci seetlu moom ci boppam sax nee na moom en tant que technicien supérieur bu demul ci naatangoom yi ngir ñu xoolal que ndax am na glaucome wala déet defe naa ne moom du mën a xam ndax am na glaucome kon feebar boo xam ne la nee na tension bët la bokk ci ñaar feebar yi gën a mën a gumbaloo yi gumbaloo askan wi glaucome moom la muy wax ne itam li nga xam ne mooy glaucome du metti kon déjà am na problème bu mag nga wax yi ne feebar bu bari la fi mu toll nii ci askan wi ci tàmbali bi wax nga Amadou Baba Diallo ne fi nga xam ne moom mooy centre de bopp foofu nga nekkoon ay ati at ba jóge fa ñëw fii ci ENDA mën nañu wax ne retraite moo la fa jële ndax at yi may na la ko tey buñ la laajee ci li nga xam ne moom mooy nit ñi seen taxawaay ak seen farlu ndax yaakaar nga ne nit ñi ba tey farlu nañu ci jóg rek dem nemmeeku ji ndax am nañu glaucome wala déet ci biir askan wi tey fii ci Sénégal lan nga ñuy tontu. waaw jërëjëf Fama si question bi bu am importance ndaxte comme ni nga waxee man yàgg naa sant bopp def naa fa 27 ans te soo gisee daal ñun ñu créé association nationale de lutte contre le glaucome pour xeex glaucome lu ko waral mooy daal toujours nit ñi doon ñëw seet suñu centre bopp dañ ñëw au stade terminal c'est-à-dire nit ki day am glaucome fekk xamu ko su mu ñëwee daal ñu ne ko rek mënatuñu si dara affaire yi nag bare bés bu nee nga am 5-7 personnes yu ñëw nga xam ne daal nga seet leen nga wax leen yow mënutuloo gis loolu naqari ñu loolu ñu ne léegi daal lu ñu war a def mooy créer benn association boo xam ne daal dañu yee nit ñi pour nit ñi daal dem seet seen ophtalmo ndaxte feebar boo xam ne du metti pour la plupart boo xam ne doo yëg am nga ko te day ñëw à partir de 45 ans 50 ans dem si kaw lay commencé nga foog ne daal feebaru mag la wala cataracte la fokk du loolu donc bu ma gisee loolu daal man ak ku ñu wax Sarr ñun ñaar daal ñu ne daal ñu dem ministère de la santé ñu ne daal ñu créer benn association boo xam ne daal day yee nit yi si glaucome ñu ngi si de temps en temps ñu dem si rajo yi de temps en temps ñu dem conférence de temps en temps aussi ñu ngi xeex pour daal nit ñëpp mun a dem seetli seen bopp pour daal glaucome bi au moins nga xam ne feebar boo xam ne mu ngi def ay ravage ci dëkk bi daal mun a dellu ginnaaw loolu daal nekk na suñu combat loo xam ne daal ñu ngi si bu dégg bëccëg pour dimbal nit ñi daal ñëw seet seen bët pour daal glaucome nekk feebar boo xam ne comme que su la dalee soo xamul daf lay gumbaloo nga teel a fagaru nga xam lan la am na maintenant en ce moment ay traitement yoo xam ne dañuy wax lan nga war a def. jërëjëf Amadou Baba Diallo defe naa wax nga ko ne nga dépistage bi ci nu mu gën a gaawee nekk na lu am solo te ni ñu ko déggee li tax seen association bi jóg da ngeen nemmeeku rek ne nit ñi heure bu ñuy faju si rek ci li nga xam ne moom mooy glaucome boobu dafay fekk ne c'est trop tard daanaka nit ki gumba na tey ngeen yor association Amadou Baba Diallo ngeen fas yéene waxtaan ak askan wi fexe ba ñuy teel a jóg ci wàllu glaucome boobu ndax mën nañu xam jàppale bi ndax yemb na ndax yéen da ngeen di def ay stratégie maanaam di xool askan wi di leen nemmeeku ci li nga xam ne moom la yeneen feebar yi di def comme sibiru bi comme li nga xam ne moom mooy doomu jàngoroy sida naka la association bi di doxale ngir rek askan bi ndax defe naa ne faju ci réew mu mel ni Sénégal dañuy wax yomb na waaye yombul ba pare nit ñi wax nga ko du ñu teel a jóg tey naka ngeen di doxale ngir nit ñi mën a xam ne dañu war a jóg nemmeeku li nga xam ne moom mooy glaucome. waaw loolu aussi question importante la effectivement association bi association bu ndaw la au point de vue stratégie moom ñun mooy daal dem di yee nit ñi di def ay émission di def ay conférence waaye si wàllum ndimbal nii amuñu benn ndimbal boo xam ne bu jógee si ONG yi wala bu jógee état yi
loolu aussi ñu ngi woo sponsors yi ñu ngi woo état surtout pour ñu dimbal ñu d'ailleurs dinañ si waxtaan si demee si traitement bi. fu mu nekk nii ñu ngi def ay lobbying pour daal garab yi aussi nga xam ne comme que feebar la boo xam ne maladie chronique mooy maladie boo xam ne da nga koy am sa ngiru dund nga war a jënd ay garab sa ngiru dund su garab yi seeree loolu dina doy waar donc suñu combat aussi mooy si laboratoire yi si ministère de la santé nan lañ def ba garab yi aussi njëg bi gën a yomb nit ñi parce que xam nañ ne Sénégal ndóol bi dafa bare fi alors nga am sa njaboot am problème nga war a jënd garab yoo xam ne aussi sa ngiru dund loolu yombul donc suñu combat aussi mooy médicaments yi comme association yoo xam ne dafay toppatoo jabat nu mu def ba affaire garab yi non seulement yomb mais nekk disponible ñun tam ñu ngi ci combat boobu beneen combat bi mooy aussi xam nañ ne glaucome am na ay yeneen cause am na ay yoo xam ne daal cause yu bëri yu mooy def ci réew mi moo tax sax temps yi association bi dañu seet ne ci réew mi dafa bari ay accident oto te glaucome nekk na feebar boo xam ne mën nga gis sa kanam waaye fekk doo gis lu ñëw sa côté moo tax ñu ne est-ce que du ñu mun a def ay dépistage au niveau des chauffeurs ci beau marché loolu ñu ngi ci alors chauffeurs yëpp yoo xam ne dañu conduire xamuñ ne am nañu glaucome lu gën a baax mooy ñu defal leen dépistage koo xam ne am na glaucome ñu wax la aha yow da nga am na nga sa conduire war nga def attention wala sax waratoo dawal parce que loolu mun na nekk aussi accident yu bëri yi ngay gis mun na ko nekk parce que nit ki su xamul am na feebar te muy dawal oto mun na indi ay jéyee donc association bi comme ni la waxee ñu ngi vraiment si ay stratégie yoo xam ne pour dimbal nit ñi si xeex feebaru glaucome. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. jërëjëf kon defe naa ne loolu dina nekk lu am solo bu fekkee ne yéen gis ngeen ne li nga xam ne moom mooy glaucome am na ñu muy dal te duñu gis seen ñaari côté yi. ci kanam rek la ñuy gis kon defe naa ne loolu dafa weesu sax suñu njort ci ni ñu jàppe woon rek li nga xam ne moom mooy feebaru glaucome bi waaye Amadou dama dégg ci sa biir wax nga wax ñaari wax yoo xam ne il faut ñu leeral ko ndax wax nga ne li nga xam ne mooy glaucome du metti te du wér mooy gumbaloo ñu bëri nga waxaat fi li nga xam ne dafa jëm ci wàllu traitement maanaam loolu lan moo leen di séddale glaucome bi dafay am ay stade yoo xam ne fa lay toll wala boo demee ba gumba naka lay demee ba nga xam ne nee nañ du wér ba pare traitement daal di ñëw ci laxasuwaat ci biir waaw d'abord glaucome comme ni ma waxee soo gisee ñuy wax te glaucome bu ñu wax mooy glaucome à angle ouvert nga xam ne moo gën a bare parce que glaucome boobu soo jëlee téeméeri nit 80% yëpp moom la ñu am na yeneen façon glaucome nag par exemple am na glaucome boo xam ne moom à angle fermé boobu moom mooy glaucome buy métti loolu moom ku mu dal il faut nga dem seeti parce que métti bi amul fu mu dal kooku moom 5% yi loolu la ñu am mais ñooñu moom il faut que ñu dem seeti parce que métti bi kenn xamul fu mu dal mooy glaucome à angle fermé. am na beneen glaucome boo xam ne aussi mooy glaucome du nouveau-né mooy nit ki day judduwaale glaucome. xale am na ay xale yoo xam ne dañu judd rek am glaucome te loolu aussi nit ñi war nañu seet bët xale yi soo amee doom mu judd mu am ay bët yu rëy. bët yu xaw a leer nga xam ne bët yi rafet na te léeg-léeg xale bi soo ko xoolee du suivre maanaam du xool nit bu baax loolu daal aussi war nga gaaw a dem nga yóbbu xale bi ci kër docteur ophtalmo bi seet su dee glaucome congénital mooy glaucome boo xam ne nit ki def ko judduwaale dañ ko war a opérer avant 6 mois ndaxte su toogee opéré wul fajuwul xale boobu moom day dem gumbu loolu aussi dem na nit ñi di xool seen doom soo amee doom mu judd aussi war nga xool bët yi soo gisee daal am na loo xam ne daal loo gis nga daw dem docteur ophtalmo kooku dina xam xale bi su fekkee daf am glaucome congénital mooy def ko judduwaale wala amu ko comme ça ñu mun ko traiter à temps ndaxte soo ko traité wul rek xale bi moom su magee day gumb waaw glaucome nag suñ koy wax comme ni ma jékkee wax mooy maladie boo xam ne du metti mooy glaucome à angle ouvert mooy glaucome bu gën a bari si nit yi te glaucome boobu aussi seetu nañ ne si nit ku ñuul ki la gën a yab waaw loolu tubaab yi am nañu glaucome mais ñun nit ku ñuul yi ñoo gën a am glaucome loolu moom seet lañu si àddina bi yëpp soo jëlee glaucome yi si àddina bi nit ñu ñuul ñoo ko gën a am encore glaucome encore dafa gën a garaaw encore si nit ku ñuul parce que foofu dafa gën a gaaw a gumbulu si tubaab yi am na mais encore si nit ku ñuul la gën a gaaw indi ay dégâts donc
nekk na loo xam ne aussi ñu gën a fagaru parce que nekk na feebar boo xam ne c'est une maladie qui est plus grave chez le noir mooy nit ku ñuul. loolu aussi nekk na beneen ponk boo xam ne ñu gën a farlu. beneen ponk bi aussi nekk na loo xam ne aussi feebar boo xam ne su la dalee soo fekkee fajuwoo moom ala kulli haal da ngay gumbo ndaxte tension bi si biir bët bi day yàq sidit bi xam ngeen ne bët luy gis nit ki si yuur gi la nekk am na benn sidit nag boo xam ne bu jóge si bët bi. di dem si yuur bi su tension bi bare si bët bi. day gas sidit bi ba sidit bi dagg sidit bi su daggee nag. dootul mën a yóbbu lumière bi si yuur gi moo tax nit ki bët bi day nekk leer nga amul dara si bët bi ni nga koy gisee waaye sidit bu nekk si biir moo dagg nga xam ne lumière bi mënul jàll pour dem si yuur gi nit ki mun a gis donc loolu aussi soo gisee ku am glaucome bët bi dafay nekk normal nekkul amul dara xonkul méttiwul waaye nag sidit bi nekk si biir moom moo dagg nga xam ne lumière bi mënutul jàll pour dem si cerveau bi donc comme ni ma waxee glaucome daal égard dépistage mooy glaucome daal seetlu ku nekk soo amee 45 wala nga am 40 ans même su fekkee dara méttiwu la lu ñu la ñaan daal mooy nga dem seeti docteur bët mu xool jëlal la sa tension bët defal la sa analyse yëpp su fekkee daal amul mu ne alhamdulilah amoo at bu nekk ku nekk war na ko def à partir de 45 ans suñ ko doon def rek dinañ am réduction au moins de 50% nit ñoo xam ne dañu gumb donc loolu c'est un appel que je lance aux gens pour ñu dem defi dépistage glaucome nag il faut nga dem si ophtalmo boo xam ne dafa am équipement am c'est-à-dire am na matériel boo xam ne mun na jël sa tension bët mun na la defal aussi ay analyse parce que tension bët rek nekkul ne am nga glaucome. am na yeneen am na ay rajo yi ngay def am na ay champ visuel mooy li ngay gis si côté yi am na examen bu jox OCT boo xam ne wala am na aussi lu ñu def pour seet sa cornée bi si c'est pas trop épaisse wala trop fine loolu yëpp soo ko defee nag ophtalmo bi dina xam ne kii kat am na glaucome wala amul glaucome. su fekkee daal dépisté na glaucome moom il te met sous traitement à vie. waaw loolu traitement bi dinañ si ñëw après. waaw defe naa ne traitement boobu sax moo taxoon may laaj ndax bu fekkee ne dañu ne glaucome dafay gumbaloo ndax boo amee glaucome si saa si ngay gumba wala traitement bi itam lan la lay may traitement boobu nga xam ne lan la lay may ak ci kan la traitement boobu di dem. waaw c'est-à-dire que glaucome nekk na feebar boo xam ne du la gumbaloo. parce que mun nga am glaucome pendant 10 ans fukki at. fekk xamoo am nga ko. donc mun nga toog sa bët di gis normal fukki at nga foog ne amoo glaucome fekk nga am fekk nag moom muy gas ndànk sidit bi ba mu jeex en général ku am glaucome su fekkee gisul dem na seeti ophtalmo en ce moment c'est trop tard. te glaucome bi lu gën a neex a traité mooy malade bi ñëw ñu dépister glaucome fekk mu ngi gis bu baax. su fekkee daal yaa ngi gis bu baax boobu temps mun nañ la proposer ay traitement yi nag mun na bare am na traitement yoo xam ne moom ay tuufaay la kooku moom tuufaay bi dañ la koy bindal sa ngiiru dund. tuufaay bi aussi dañ koy échelonné. donc dañu jël d'abord tuufaay bu gën a oyof seet su fekkee daal boobu baax na ñu la continuer su baaxul nga ñëw ñu yokkaat d'abord dañu commencer par benn garab après ñu def ñaari garab ba dem ba ñett ça dépend ba xam ne daal dañu def garab yoo xam ne ba tension bi wàcc. am na beneen façon boo xam ne aussi comme ni ma waxee lu mel ni ay xale glaucome congénital kooku moom dañ koy traiter chirurgicalement mooy dañ koy opérer. am na ñu bëri ñoo xam ne dañu laaj glaucome est-ce que dañ koy opérer kay glaucome mun nañ ko opérer ndaxte am na façon opération yu bëri soo xam ne ku nit ku ñuul am na ñoo xam ne daal suñ ko gisee au départ fekk nit ki mu ngi gis bu baax nag mu ngi gis bu baax ñu defal la opération boo xam ne dina tax ndox mi mun a jaar ci bët bi normal. comme ça dina tax glaucome bi du la gaaw a gaañ am na aussi beneen traitement bu ñu wax laser. waaw laser aussi ñu ngi koy dëgg am na ñoo xam ne glaucome daf koy traité loolu nag dafa xaw a cher waaye léegi am na donc nit ki su ñëwee ophtalmo bi moo xam en fonction nit ki lu mu am et en fonction gravité maladie bi docteur bi daal moo mun a xam bii traitement nga war a dem wala bii loolu nag loolu yëpp pour nga xam ko il faut nga dem nemmeeku sa bët ñu mun a xam da nga am glaucome am déet. jërëjëf Amadou Baba Diallo mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñu fàttali leen rek ne ñu ngi ci émission fàggandiku émission boobu nag di wax rek lépp li nga xam ne dafa aju ci wàllu wér-gu-yaram tey jii nag ñuy waxtaane li nga xam ne mooy glaucome ci ñi nga xam ne moo ñu dab ñu koy woowee tension bët ki nga xam ne nag mooy suñu technicien tey di Amadou Baba Diallo wax ne ñaareelu feebar la boo xam ne tey jii mooy gumbaloo ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ku nekk nag xam na ne li nga xam ne moom mooy wàññeeku ci wàllu bët
handicap bu mag la ci li nga xam ne moom mooy sa dund bi nga xam ne yaa ngi koy dund moo xam si sa wàllu liggéey la moo xam si sa wàllu kër la moo xam si sa wàllu njaboot la ndax bët defe naa ne am na lool solo ci li nga xam ne mooy dundini doomu aadama bu fekkee ne nag tey jii ñu ngi waxtaane glaucome ñu ne glaucome feebar la boo xam ne mën na def fukki at si say bët balaa muy nekk nag loo xam ne daf lay def gumba taras te boo ci teelee jóg li nga xam ne moom la technicien bi wax rek laay waxaat dinañ la jox traitement boo xam ne sa giir ak dunda lay doon mais dina la may ngay continuer di gis li nga xam ne loolu nga fa jot a indi ci wàllu gis-gis ci fi nga xam ne nag moom mooy fajukaay boobu ñuy wax it ne glaucome li ci mën a muccal nit rek mooy di def dépistage di ko teel a yëg ngir rek nga mën a nag mucc ci lim bi nga xam ne nag tey jii ñu ngi koy wax fii ci réewum Sénégal ci ñi nga xam ne tey jii ñoom la glaucome dal ba ñu ci bëri tey jii ñàkk nañu li nga xam ne lii mooy seeni gët kon mu nekk émission bu am solo ñu ànd ceeg technicien bi di Amadou Baba Diallo ma fàttali rek ne moom liggéey na lu tolloog 20 at ak juróom-ñaar ci centre de bopp kon defe naa ne li muy wax lu mu maîtriser la ba pare ñoom tey jii ñu gis ne glaucome mu ngi faagaagal bu metti askan wi ci wàllu gumba yooyu ñoom ñu taxawal association boo xam ne tey jii day gunge askan wi ci wàllu dépistage boobu di leen xelal ci li nga xam ne nag moo jëm ci ñuy teel a dépisté wu ngir nag ñu mën a mucc ci li nga xam ne moom mooy lii di glaucome bi Amadou bi may wax léegi sama xel dafa nekk ci leen rek glaucome am na prévention ba mu war laa mën a dal wala feebar buy ñëw noonu la rek bu ñëwee li ci gën rek mooy teel cee jóg. waaw glaucome nekk na boo xam ne feebar boo xam ne bu doy waar. en tout cas mënuñu wax ne c'est une maladie héréditaire mooy sa papa wala sa mère nga am ko waaye nekk na feebar boo xam ne ce qu'on appelle une maladie familiale mooy dafa am ay famille yoo xam ne daal dañ ko am moo tax ñun ku ñëw am glaucome dañuy wax nga indi sa yaay su fekkee sa yaay moo am glaucome wala sa papa moo am glaucome wala sa nijaay moo am glaucome dañuy wax daal famille bi yëpp nañ ñëw ñu seet leen comme que nekk na famille boo xam ne dafa nekk familial mooy day am ay famille yu koy am suñu gisee benn membre de la famille rek koo xam ne daal xaw na am 45 ans dañu bëgg mu ñëw mu seet loolu aussi dinañu dimbal parce que su fekkee kenn am na ko nga wax sa doom nañu ñëw nga wax sa frère nañu ñëw sa sœur nañu ñëw ku ñu si gis rek dañu mun a teel a traité donc loolu aussi première kii la boo xam ne dinañu permettre ñu mun si xeex bu baax mooy suñu dépister dans une famille si benn nit koo xam ne doomam yi sœuram yi frère am yi wala sa nijaay mbokk yëpp su koo xam ne daal bokk ngeen deret mun nañ ñëw ñu seet leen ku ñu teel a gis rek mun nañu sauver cette personne mais soo toogee ba xam ne daal bët bi gisul soo demee daal dañ lay wax ne daal sëñ bi léegi daal fii daal xanaa yàlla daal ñëw na kenn mënuti si dara loolu nag balaa ñu koy wax loolu suñ koy wax def ñu métti te léeg-léeg sax nit ki xam nga nit ki aussi di ko nëbbu feebaram di ko jox ay faux espoir aussi jarul docteur bi léeg-léeg aussi dañuy wax ne dañu soxor waaye soxoruñu nit ki léeg-léeg da nga koy wax dëgg soo ko waxee dëgg nag am na ni nga koy waxee nga ne ko nag feebar bi nga am nag dal na la yow léegi lu ñu bugg kay mooy sa membre famille sa doom yi sa sœur yi sa frère yi nga wax leen ñu ñëw ñu seet leen ndaxte ku ñu si teel a gis rek yàlla mun a def kooku du ñëw du mel ni yow donc les glaucomateurs aussi war nañu obligé seen membre de famille ñu se faire dépister comme que maladie bi di nekk si famille loolu dina tax aussi ñu mun a xam vraiment ñu am glaucome si pays bi yëpp ñu seet nan la ñuy def pour daal glaucome nga xam comme ni ma waxee mooy deuxième cause cécité mooy dose après cataracte moo si topp mooy gumbaloo nit ñi ñu xam ne daal nan lañ def pour glaucome nga xam ne mu ngi def ravage ci pays bi mu mun a wàññeeku. jërëjëf Amadou Baba Diallo defe naa ne dañuy dellu si rek ci li nga xam ne moom mooy tension ndax dañ ne glaucome mooy tension bët yenn saa yi nag nit ñi di jaxase ndax dafa am ñoo xam ne dañu amee tension ndax tension boobu mooy wàcc ci bët ndax léeg-léeg nit ne sama tension bi kat moo wàcc sama bët fi mu nekk sama benn bët bi gisatul wala gis bi leeratul loolu itam lan nga ciy wax mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. loolu aussi c'est une bonne question. parce que toujours nit ñi da dama am tension bët ak tension yaram bokkuñu. nit ki mun na am tension bët fekk amul tension yaram mun na am tension yaram fekk amul tension bët mun na am tension bët am tension yaram
mais ñaari feebar ñu bokkul mais il est bien vrai nit kii su amee tension yaram mun na am répercussion ci bët yi. waaw tension yaram soo ko amee mun na am problème ci bët bi mais du nekkul tension bët moom beneen feebar la nit kii su amee tension bët xam nga en général day ñëw fekk daal am nga un certain âge 45-50 ans dem ci kaw. Aussi question bu ñu poser toujours dañuy laaj su fekkee am naa tension bët est-ce que sama régime bi non jotewul dara tension yaram mooy nga xam ne da ngay def ay régime tension bët moom amul ay régime bi ngay def loolu aussi jar na leeral ndaxte nit ñi dañu ne dama am tension bët du ma lekk xorom jotewuñu dara ku am tension bët mun na lekk su fekkee amoo tension yaram mun nga lekk xorom normal parce que jotewul dara lekk xorom bi ak tension bët jotewuñu dara loolu aussi jar na leeral am na beneen aussi feebar boo xam ne muy diabète bi aussi diabète bi aussi moom tam nit ñi même su joxul mun na joxe tension ci bët à la longue mun na aussi joxe beneen feebar ci bët bi donc ku am diabète tam tous les 6 mois laaj na nga dem seeti sa docteur mu defal lu ñuy wax fond d'œil seet est-ce que diabète bi jàppul bët bi donc loolu aussi parce que diabète aussi soo ko amee te bët bi sa suukar bi di kawe à la longue mun nga am ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique nga xam ne daal mun nga ci jaar gumbo loolu aussi ku am diabète tam war na dem de temps en temps 6 mois yu ne mu dem seeti bëtam docteur bi defal ko fond d'œil seet est-ce que diabète bi jàppul bët bi loolu aussi lu jar a leeral la. kon mu nekk lu am solo bu fekkee ne tey jii gis nañu réew mu mel ni Sénégal ñi fi amee diabète bari gi ñu bari kon defe naa ne Amadou li ma doon wax rek li nga xam ne mooy seen association bi am na liggéey bu mag a mag boo xam ne moo gàddu ci ndoddam ndaxte man li nga wax léegi mooy indi sama attention ci da ngay gis ñu bari ñoo xam ne nee nañu diabète bi de dafa jàpp samay bët. xam nga nit ñi yenn saa yi dinañ waxtaane dara def ko lu naturel loo xam ne xëy na bu ñu ci teeloon jóg loolu du gumbal seen bët da ngay gis ñu bëri ñoo xam ne diabétique yu bëri dañ la naan man de diabète bi moo jàpp sama bët ba sama bët yi gisatul kon toujours bu ñuy waxtaan ak technicien yu mel ni yéen rek si la ñuy doog a gis askan bi ñuy déglu it ñu xam ne li nga xam ne moom mooy diabète bi nekk na loo xam ne mën na indi feebaru bët yooyu mais aussi boo ci teelee jóg defe naa ne baaba dinañ la mën a jàppale ci traitement yooyu ba diabète bi du tax it nga ñàkk sa bët defe naa diabétique ba pare ñàkk sa bët defe naa ne loolu dara gënu ko metti wallaahi diabète bi aussi comme ni nga waxee mu ngi def ravage ci yeneen mais mu ngi def ravage ci bët yi comme ni nga ko waxee diabète soo ko amee sa suukar di élevé au bout de 5 ans nga xam ne suukar bi day élevé 5-10 ans sa diabète stabilisé wul effectivement mun a jàpp sidir bët yi su jàppee sidir bët yi moom soo ko fajul tôt ou tard moom da ngay gumb loolu aussi nit ñi ko am diabète da nga war a dem di seeti ophtalmo moom de am na benn appareil mu defal la fond d'œil seet sidir bët bi est-ce que diabète bi jàppu leen su leen jàppee am na traitement bu ñuy wax laser nga xam ne ñu teel ko def aussi pour bët bi bañ a yàqu loolu yëpp nag nekk na si nga xam ne daal nit koo xam ne daal da ngay dem dépistage baax na si toutes les maladies tension artérielle tension bët diabète mooy dépistage mooy nga dem seet soo seetee su amee au début mun nañu si am yaakaar parce que tension bët moom su fekkee daal dès le début lañ ko gis nit ki daal mu ngi gis normal mu dem ñu xam ne daal kii demul kër su yàggee tension bët bi daf ko yàq am na lu ñuy def soit ñu opérer la wala ñu defal la ay garab wala ñu defal la laser lu ñu si def yàlla mun na def daal mun nga dindu 100 ans ak sa bët ndaxte nag dañu ne bët mooy nit ndaxte soo gisee nit ki su gumbo si kër vraiment charge sociale lay doon non seulement mënatul liggéey waaye moom si boppam stress bu mu am beneen affaire la léeg-léeg suy dem il faut que keneen gungo ko beneen xale wala mag nga xam ne aussi moom lu mu doon liggéey donc glaucome nekk na loo xam ne su ñëwee si famille vraiment problème la ay problèmes sociaux yu bëri vraiment lay indi non seulement charge financière nga xam ne lu muy indi si famille bi mais aussi charge sociale la nit ki doon loolu nag nañu ñaan nit ñi daal ñu dem dépister pour loolu bañ a dal askan bi. defe naa ne loolu nekk na lu am solo parce que loolu laa doon bëgg a ñëwaat sax ndax nee nga li nga xam ne mooy bu nit ki xasee ba am 45 ans ba 50 ans nay xool li nga xam ne mooy bëtam. ci jëm nag ci feebaru bët yi rawatina li nga xam ne mooy glaucome nga dellu si wax ne diabète bi mu ngi def ravage
ci li nga xam ne mooy feebaru bët yooyu te ku nekk xam na diabète taux bi ni mu toll fii ci Sénégal te diggante 45 ans ba 50 ans defe naa ne foofu yeggagoo li nga xam ne mooy âge retraite kon ba tey yaa ngi yor njaboot gu ndaw yaa ngi yor sa kër yaa ngi dem ak di ñëw kon li nga wax dafay am solo lool bu fekkee ne kooku glaucome yàq na ay bëtam non seulement charge lay nekk ci famille mais dina am lu bëri loo xam ne itam dina nekk luy jafe-jafe yoo xam ne dina ñëw ci njaboot gi nga xam ne ba tey waroon na continuer di leen yor ba tey waroon na continuer di def ay activité am di jëriñ li nga xam ne moom mooy société bi kon defe naa ne li nga xam ne moom mooy dépistage bi rek moo ci mën a dimbali askan wi te nag baaba defe naa ne foofu la wax bi ne bët boo xam ne du metti leneen di la xaar nga ne maa ngi jóg seeti li nga xam ne moom mooy sama bët pour xool ndax am na feebar defe naa ne loolu itam dafa nekkul ci suñu culture loolu war ngeen ci wax ak askan wi bu baax xam ne def ko moo gën ñàkk koo def te boo ko ñàkkee def ba glaucome ñëw defe naa ne di nga ne bu ma yëgoon. waaw xam nga foofu moom mooy am importance moo tax docteur bi dafa war a waxtaan ak malade bi expliquer ko ne ko par exemple léegi dépisté naa la yaa ngi mun nga am glaucome c'est-à-dire yow da nga am début glaucome léeg-léeg mu proposer la dañ lay opérer en général malade bi soo ko waxee opérer mu ne sama bët mu ngi gis 100% man du ma nangu wala léeg-léeg malade bi day ñëw fekk benn bët bi glaucome bi yàq na ko mënutul gis mais yàlla def na beneen bët bi moom des na léegi nag yow nga proposé ko man daal dañ lay opérer waaye bët bu baax bi la ñuy opérer en général malade bi day bañ parce que moom xamul soo gisee docteur bi wax ko c'est que dafa xam ne soo opéré wul bële itam day gumb donc su la proposé pour sauver beneen bi mu opérer da nga war a nangu ndaxte moom xam na ne si xam-xamam soo ko deful dans 3 ans ou 4 ans ou 10 ans beneen bët bi itam day gumb donc soo demee si docteur mu xool benn bët bi dafa gumbu glaucome beneen bi des baax su la waxee dama lay opérer da nga war a nangu ndaxte soo nanguwul beneen itam aussi day dem beneen bi aussi glaucome lu tax mu kii mooy c'est une maladie chronique mooy maladie à vie amul soo commencé di tuufu moom sa ngiru dund ngay tuuf waaw parce que tension bi soo si defee tuufaay bi dafay wàcc soo bàyyee mu yëgaat donc tuufaay bi itam amul bàyyi benn fan amul bàyyi ñaari fan amul bàyyi weer amul am naa tey amu tey soo koy commencé da nga koy def tous les jours ndaxte soo tuufoo 6 mois nga bàyyi 6 jours li nga defoon yëpp yàqu nga ko donc loolu dëkk na aussi nit ñi war nañ ko xam soo demee ba ñu diagnostiqué glaucome bindal la ay tuufaay na la wóor ne tuufaay boobu moom à vie la mooy sa nguuri dund nu docteur bi waxee aussi su fekkee suba ak ngoon am na yoo xam ne tuufaay yoo xam ne suba ak ngoon nga koy def am na ñoo xam ne dañ lay sooy tëdd nga def ko benn yoon parce que ñooñu 24 heures mun na durer am na yoo xam ne 12 heures de temps la mooy suba ak ngoon comme noonu la docteur bi waxee daal da nga ko war a respecter bi nag mooy nga xam ne daal da nga koy def tout le temps léeg-léeg nag ngay tuufu bët bi commencé am ay problème par exemple muy xonk wala muy xasan da ngay dellu ci sa docteur moom xam na ne garab bi mun na indi loolu am na yeneen garab yi mu lay jox nga xam ne loolu di la gêner te aussi soo demee si docteur bi de n'importe quel médicament ngay jël par exemple nit koo xam ne daf am glaucome am asthme am na yenn garab du ko jël waaye docteur bi moom dina la laaj est-ce que am nga asthme est-ce que am nga diabétique balaa mu lay bindal day xam c'est-à-dire sa antécédent mooy feebar yi nga yor avant moom nag moo xam en fonction de ça ban médicament la lay bindal nga xam ne boobu du la lor glaucome aussi waratoo gis nit am glaucome rek di jël garab da nga jël ko déedéet glaucome kenn warul jël garabam tant que docteur bi waxul da nga am glaucome waaw d'autre part aussi glaucome lu tax mu grave am na ay glaucome façon glaucome yoo xam ne nit ki dafay am tension normale nga xam ne tension bi normal na waaye nit ki am na glaucome da ngay dem docteur jël sa tension bët mu nekk normal mooy 10 ba 21 nga xam ne daal tension bi ñëwul ba ñaar fukk ak benn mais da nga am lu ñuy wax glaucome à pression normale loolu nag docteur bi moom am na ay analyse yu muy def mu xam ne loolu la boobu tam da nga war a jël ay garab soit mu jox la ay garab soo demee si beneen docteur ne la tension bi wàcc na waaye yow sa tension ak glaucome à pression normale da nga war a jël sa garab wala docteur bi ne la bon da nga am tension amoo tension bët boo xam ne daal dafa kawe waaye nag da nga am glaucome boobu temps docteur bi mun na la proposer ñu opérer la loolu aussi dina la dimbal donc docteur bi daal lu mu la wax da nga ko war a topp ndaxte moom dafa jàng xam-xam bi
jàng feebar bi xam ko xam lu koy faj. jërëjëf Amadou Baba Diallo kon defe naa ne waxtaan wi am na lool solo waaye nag dafa am loo xam ne lu am solo la te yàq na ba tàyyi bët ci réew mu mel ni Sénégal mu am loo xam ne dañ ko gëm te ñu bëri bu ñu feebaree lu ci ëpp balaa ñuy dem sax ci médecin dañuy njëkkee ci li nga xam ne nag mooy maa mën yi du ma wax tradipraticien ndax xëy na am na lu ñu xam waaye maa mën yi te fekk ne loroon rek nga fay jëlee tey ana lan ngay wax ci tension bët ak ñi nga xam ne ñooy maa mën yi gis naa fi ba tàyyi ñoo xam ne dañu ne bañ ma joxee garab ga ba ma ko dugalee sama bët keroog laa ñàkk sama bët ba fii ma koy waxe kon tey mu nekk loo xam ne ñi ko gëm bari na waaye li nga xam ne moom mooy glaucome ak feebaru bët yi sax en général ku nekk xam na ne bët dafa sensible ana lan nga ciy wax ak ñi nga xam ne ñooy mbubbawoo li nga xam ne nag mën nañ koo faj ba mu wér maa mën yooyu. loolu aussi question bu importante nañu waxante dëgg am na ñu nekk ci rajo yi wax mun naa faj glaucome mun naa faj cataracte mun naa loolu yëpp nekkul dëgg ndaxte glaucome koo xam ne amul jumtukaay yu war amul ay machine mënul xam ne am nga glaucome amul glaucome loo xam ne balaa nga koy poser yow mi docteur am na ay jumtuwaay yi nga am na ay technologie boo xam ne moom ngay def ci malade bi nga mun ko diagnostiquer koo xam ne ci bëtam nen mënul wax am nga glaucome wala amoo glaucome donc vraiment nit ñi nañu moytu ci ñooñu vraiment ñu ngi def fi ay beaucoup de ravage aussi parce que nit ñi day dem foofu léeg-léeg ñu jox la ay sunguf léeg-léeg ñu jox la ay saafara mais loolu daal yàlla de moo joxe feebar moo yore faj waaye docteur yi itam yàlla may na leen xam-xam boo xam ne daal xam nañ ne luy faj bët kon tey si 20e siècle nit kii su amee feebaru bët balaa nga dem si tradipraticien waxuma surtout ñu wax saaxu nga xam ne day nekk si rajo bi nee na mun naa loolu moom si glaucome mënuñu si dara d'ailleurs ñoom amul lenn loo xam ne daal mun nañu faj si bët ndaxte même cataracte boo xam ne dañ koy def ay ravage la ndaxte lu ñu koy def kooku ku nekk mun na ko def soo ko defee da ngay gis quelque temps mais tôt ou tard da ngay gumbu donc loolu daal ñu ngi lancé appel si nit ñi koo xam ne dafa am feebaru bët balaa nga dem si ñooñu nga xam ne dañu nax nit ñi di jël seen xaalis di yàq seen bët ñu dem seeti ay docteur ophtalmo foo munti dem ñooñu yàlla may na leen xam-xam ak xarañ am nañu aussi matériel boo xam ne dinañu mun a xam su fekkee glaucome nga am su dee cataracte nga am su fekkee lunette nga am parce que feebar bët dafa bëri façon feebar bu nekk nag ak fajam donc balaa nga faj nit da ngay xam lu ko dal soo xamee lu ko dal xam nga lu koy faj waaye nit koo xam ne daal xool la rek ne la da ngay jël sunguf nangam wala nga jël nangam na loolu daal ay naxaate kese la. wala nga tuufoo lingom wala nga. voilà loolu aussi lu ñu tuufoo bët dafa nekk loo xam ne wóor na la ne soo si defee yenn garab yi da ngay gën a yàq ndaxte bët nekk na loo xam ne daal dara xaju si grain de sable sax su si duggee doo nelaw guddi bi yëpp. waaw waxuma la nag ñu def si ay garab yoo xam ne ay garab toxique la day yàq sa bët donc nit ñi nañu moytu ñooñu. donc soo feebaree sa bët daal sa vision daal nga gis dara demal seeti ophtalmo soo seetee ophtalmo bi moom su la seetee dina la wax li nga war a def nga xam ne daal dina la aar sa vision yàlla mun na la dimbal daal sa ngiru dund nga mun a gis nga mun a def sa soxla yëpp parce que bët moom comme ni mu ne mooy nit ku ñàkk bët daal amatoo dara. jërëjëf Amadou Baba Diallo ku ñàkk bët amatoo dara. wax nañu ko nga nekk technicien supérieur ophtalmologie nga nekk it koo xam ne liggéey nga ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci centre bi di bopp te defe naa ne centre de bopp képp koo xam ne waxuma la rek Dakar mais ba ci région yi dañuy ñëw centre de bopp di faju si kon dañuy wax ne kooku am na benn background boo xam ne mën na ko séddoo ak ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu wax nag ne li nga xam ne mooy glaucome du metti tension bët la bu xasee ba tàmbali mën nañu laa jox garab mu yemale foofu li nga xam ne moom mooy yàqu-yàqu bi nga continuer dese la nga xam ne moom nga amoon ci gis-gis li nga xam ne itam mooy maamën yi defe naa ne bés bu jot ñu gis ko ña fa seen bët yàqoo moo ëpp ña nga xam ne jëlee nañ fa li nga xam ne moom mooy saafara wax nañu itam li nga xam ne moom mooy garab yi cher na defe naa ne loolu association bu mel nii nag loolu moo war a nekk yitteem ndax bu fekkee ne garab da nga koy jël sa giir ak dund war na nekk loo xam ne
saa soo ko waree jënd boo làmbee sa poche nga daj la nga xam ne moom mooy njëg gi defe naa ne loolu itam bu fekkee ne yéen a ngi liggéey di sensibiliser war ngeen def plaidoyer bu am solo ngir nguur gi nag ni mu wàññee yeneen garab yi wala di ko maye sax ñu mën a wàññil nag li nga xam ne moom mooy feebaru bët yi rawatina ñi nga xam ne dañuy jël traitement glaucome à vie li nga xam ne moom moo jëm ci traitement yeeg tuufa yooyu kon defe naa ne nekk na loolu lu am solo waaye li ci des nag moom mooy askan wi bëgg nañu faju xam nañ ne faju cher na kuréel gu mel ni Indagraph jëlee na la fi nga xam ne mooy fa nga nekkoon daal di la indi fii ngeen am fi centre ba ngeen tàmbalee ak léegi ndax mën nga ñu wax rek natt bi askan bi ñu ngi ñëw askan bi nga xam ne ñu ngi ñëw tension bët yi nan la toll ak ñan ñoo fi ñëw rek jëlee fi li nga xam ne moom mooy saafara soosu. waaw loolu aussi question bu am importance la effectivement centre bi Grand Yoff nekk na quartier boo xam ne bu am population yu bëri la. nekk na aussi quartier boo xam ne xëy na nit ñi seen am demeewul noonu am na ñu am waaye am na ñoo xam ne kii donc loolu moo tax aussi ENDA am xel pour ubbi centre bi pour dimbal askan bi ndaxte lu ñuy wax centre de proximité nit ki fi nga doon xëy dem yendu jël paas dem yendu feneen nga xam ne toute la journée su la amee loo xam ne à quelques mètres de chez toi am nga centre boo xam ne aussi centre communautaire la centre communautaire mooy centre boo xam ne buy dimbal askan bi ndaxte soo gisee ophtalmo spécialité la tarif yu fay gouvernement di def pour privé yi yàlla def na fi fii vraiment tarif sociaux la loolu pour dimbal nit ñi donc loolu aussi chance la Grand Yoff bu mu am nga xam ne am ngeen centre boo xam ne cherul noonu am ngeen centre boo xam ne bu jege am ngeen chance boo xam ne aussi c'est accessible géographiquement c'est accessible financièrement mooy nit ki lu mu tuuti lu mu am mun na ñëw faju donc loolu ñu ngi woo askan Grand Yoff ñoom ñëpp ñu mën a dépister seen bët ndaxte centre bi ñoo ko moom question bi nga wax nag effectivement bu ñu ñëwee au départ nit ñi xamuñu ko woon waaye léegi macha allah nit ñi ñu ngi ñëw donc léegi sax ñu ngi seet lu ñu mun ba nga xam ne ba ñu wax ne suboo ñu ñëwaat ñu suñ jëlee ticket dañuy seet ba 30 40 50 ba mun a mun parce que benn poste la ñu am mais su nit ñi ñëwee ñu xam ne daal nit ñi ñu ngi ñëw dinañ yokk accueil bi dinañ yokk aussi numéro de centre bi nga xam ne ku ñëw mun a faju d'autre part aussi li ma fàtte wax mooy glaucome mun nga gis sa kanam c'est-à-dire nit ki soo xoolee si kanam da ngay gis waaye si côté yi nit ki su ñëwee gauche wala droite doo ko mun a gis moo tax ma ne la chauffeur yi dawal oto yu bëri mun na xëy na accident yu bëri yi loolu mun na ko am moo tax état bi dafa war a jël mesure boo xam ne chauffeur bu war balaa ñu jox la permis surtout transport en commun en tout cas ñun ñu ngi wax ne état bi mu jéem a def visite ñu seet est-ce que nit ñi amuñu glaucome ñu def lu ñuy wax champ visuel mooy loo xam ne li ngay gis si côté yi parce que mun nga gis si sa kanam fekk oto su ñëwee droit à gauche doo ko gis waaw oto bi dina ñëw ba laal la fekk gisoo ko soo amee glaucome loolu aussi nekk na loo xam ne lu ñu war a xeex la lu ñu war a def pour nit ñi aussi ku am permis aussi nga am bët yu baax ndaxte accident yi xëy na saggan am na si waaye loolu aussi mun na nekk feebar boo xam ne da nga koy am fekk xamoo ko mun nga fekk am na ko après ngay def ay dégâts fekk yëgoo ko su loolu passé aussi bëgg nañ si centre bi aussi de temps en temps comme nii ñuy def ay dépistage mooy daal ñoo xam ne daal dañuy s'il le faut ay consultation gratuite ñu am ay nit ñu dimbal ñu gis nit ñëpp parce que glaucome moom dépistage gratuit rek moo tax mooy nga dépistage de grand nombre waaw c'est-à-dire nga seet nit ñi yoo xam ne am 40 ans et plus yëpp nga seet leen ku si am glaucome nga traité rek ku si amul nga ne ko léegi alhamdulilah demal ba 6 mois wala 1 an nga ñëw nga xoolaat loolu daal suñ ko defoon yàlla dina def daal glaucome dina wàññeeku si réew mi bu baax. Afia FM juróom-ñeent fukk ak ñett. jërëjëf Amadou Baba Diallo defe naa ne li nga xam ne moom mooy glaucome nekk na feebar bu ñu war a nemmeeku ndax feebar boo xam ne boo ko teelee nemmeeku dina wér waxuma la wér waaye dinañ la jàppale ba nga xam ne li nga dese ci gis-gis dinañ ko maintenir te defe naa ne wax nga ko nee nga gis-gis lu am solo la ci doomu aadama bi rawatina nag koo xam ne yaa ngi toll sa diggu àddina defe naa ne bu ñu waxee 45 ans ba 50 ans loolu du mag yaa ngi ci say activité di ko dox yaa ngi it nekk koo xam ne war nga amal njëriñ sa réew
kon mu nekk lu am solo ngir rek nit ñi aussi di def dépistage wax nga léegi sànq lu am solo nee nga def dépistage à grand nombre defe naa ne yeneen feebar yi looloo ko wàññi Sénégal soo gisee doomu jàngoro sida wàññeeku wala ñi ko am di dund ak seen doomu jàngoro te indilu leen benn jafe-jafe defe naa ne dépistage bokk na ci li nga xam ne moo ko def li nga xam ne mooy tuberculose bi tey jii bu fekkee ne tey bu dalee 20 fukki nit xëy na kenn ka mooy nekk perte de vue kenn dootu ko gisati ñi sa des dinañ faju ba wér pëlëng defe naa ne dépistage boobu à temps moo ko indi kon defe naa ne glaucome nag li ci des rek comme du metti wax nga ko sa bët dafay gis normalement sa bët dafay nekk loo xam ne boo xoolee ni da ngay gis te du am benn coppite si li nga xam ne moom mooy sa bët kon defe naa ne lii di dépistage kon association bi daf ci war a gën a taxaw ba ku ko am mu des lu dul faju nag léegi ñu jéem a jàppale la nga mën a faju ba dese sa bët yooyu ndax defe naa ne démb rek gis naa koo xam ne ñëw na sama kër ne ma nee nañ dama amee glaucome bu ma seetaanati télé soxlawul sax may takk verre xam nga kooku déjà wax nañ ko loo xam ne moom jaaxal na ko waaw kon benn bët bi mu ngi gis tuuti nee na mais beneen bët bi moom gisatul dara waaw commencé na traitement waaye yéex na jóg. waaw loolu aussi li nga wax loolu aussi souvent nit ñi su ñëwee ku am glaucome fekk gisul dama bëgg nga defal ma verre dama bëgg wax nit ñi ku am glaucome stade terminal nga xam ne jeex na weer mënu si dara feebaru weer ak glaucome jotewuñu dara nit ki mun na am glaucome fekk dafa war a sol verre waaye le plus souvent soo amee glaucome verre bi mënutul yokk gis-gis bi verre bi moom su fekkoon amul woon feebaru weer nga am glaucome verre du ci jëriñ dara loolu soo ko waxee nit nag léeg-léeg du la gëm te en général koo xam ne am na glaucome moom dina gis ophtalmo bu nekk dina dem lu bëri sax dinañ dem Amérique dinañ dem France dinañ dem fu ne waaye foo munti dem wax bi benn la rek glaucome nga am stade terminal mënatuñu si dara neexul nag waaye aussi di yàq sa alal di sonn aussi léeg-léeg loolu léeg-léeg aussi ñun duñ ko conseiller lu ñu conseil kay mooy koo xam ne am na glaucome stade terminal yor na ay doom yor na ay frère yor na ay nijaay yor na ay tante mu wax man de am naa ko est-ce que lii nekkul sama famille kon mu ne comme que am naa ko daal na ngeen dem seeti ku ñu teel a gis su si yàlla àndee yow doo mel ni doo gumb parce que mun nañu la traité mun nañ la jox garab yoo xam ne daal yàlla mun na def nga conserver sa vie toute ta vie waaye soo toogee daal comme que te defoo seeti tôt ou tard yow tam da nga am problème donc glaucome comme ni ñu ko waxee dès le départ c'est une maladie qu'on dépiste mooy maladie boo xam ne da ngay nemoo ko ñu gis ko c'est une maladie boo xam ne aussi chronique la soo commencé di jël garab sa ngiru dund c'est une maladie boo xam ne aussi famille la maladie boo xam ne day nekk ay famille yu koy am su kenn amee ñëpp war nañu dem c'est une maladie boo xam ne aussi dafa cher ndaxte loo xam ne soo commencé traitement amul app loolu cher na c'est une maladie boo xam ne aussi dafa gën a jàpp nit ku ñuul mooy ñun waaw c'est une maladie boo xam ne aussi xam nañ ne tubaab yi am nañu moyen docteurs yi bare nañu centre yi bare nañu moo tax foofu baratul lu muy gumbalu mais suñu pays africains yi pays sous-développés yi ba léegi mu ngi def ravage loolu nag solution bi mooy état bi na yokk centre yi pour nit ñi mun a dem faju na yokk personnel santé oculaire mooy ñu docteurs yu bët yi mu gën a yokk nit ñi aussi ñu sensibiliser leen parce que aussi su centre yi ñëwee nit ñi duñu dem seetaan aussi amul benn njëriñ donc facteurs yëpp suñ ko defee yàlla mun na def daal glaucome nekk feebar boo xam ne dina reculer nekkul feebar boo xam ne day disparaître mais dina wàññeeku incha allah donc loolu ñëpp war si jàpp. jërëjëf Amadou Baba Diallo benn point rek defe naa ne li ñu desee ay 7 minutes la tey gis nañu ne li nga xam ne mooy garabu mbedd yi dafa bari trop askan bi ñu ci bëri dañuy dem di riir di wutali garabu mbedd yooyu defe naa nag bàyyiwul benn feebar ndax man def naa dëñ kumpa bi dem naa ba bërëb boo xam ne dañu fay jaaye garab toog yóbbu ordonnance ñu xoolal ordonnance boobu dañ ko wër ba sonn amuñu ko mais ñoom dañ ma indil équivalent ordonnance boobu kon nga xam ne lu bëri lalu na ca ñoo xam ne xam nañu xel li nga xam ne moom mooy garab ga baax na fu mu jóge périmé na tey ana lan ngay wax ci garabu mbedd ak li nga xam ne moom mooy tension bët. waaw garab moom nekk na loo xam ne dafa am benn spécialité mooy pharmacien nga xam ne moom dafa jàng garab moom rek
moo am droit jaay garab ndaxte moom xam na garab bi xam na lu muy indi complication mu indi si nit bi xam na aussi nu muy def si yaram nit ñi kooku rek moo am droit jaay garab mbedd moom parce que garab bi c'est mal conservé garab boo xam ne daal mu ngi soleil mun na yàqu mun na nekk sax poison ndaxte bu leen fàtte ne garab en anglais muy drogue la drogue nag mooy su ëppee rek day reyaate parce que anglais yi dañ tudde garab poison la mooy drogue la mais nag dafa nekk drogue boo xam ne xam nga ni ñu koy jëlee donc garab boo xam ne daal suñ ko jëlee xam ne nu ñu koy jëlee waxtu bu ñu koy jëlee ak ku ko war a jël loolu yëpp pharmacien bi ak docteur bi dañ ko jàng donc ñun lu ñu daal attu nit ñi mooy di jënd garab si mbedda aussi nit ki su feebaree garab bi mun na la faj de waaye mun na indi yeneen soo gisee léegi hôpitaux yi fees ak ñu am problème rein mooy insuffisance rénale bi ngay dégg garab yu ñuy jël mun na si nekk cause ndaxte garab bi moom soo ko jëlee te mu comme ni ma la waxee poison la mun na faj dara mais yàq sa roñ sa rein donc loolu aussi nit ñi war na si bàyyi xel garab daal balaa nga ko jël da ngay dem si docteur mu bindal la nga dem si pharmacien mu jox la pharmacien bi moom garab bi xam na la ñu ngi koy denc bu baax la amul su fekkee température bi respect nag taw amul poussière amul dara nga xam ne garab boobu baax na moom la ñu war a jël mais di jënd si garab mbedd moom man daal loolu moom wax dëgg yàlla gouvernement bi sax war na si taxaw te nit ñi aussi war nañu xam koo xam ne toog rek di jaay ni garab mu wóor la ne kii lu muy jaay xamu ko donc ñooñu daal dañu leen war a artu nit ñi di jënd garab si lieu yoo xam ne c'est indiqué mooy pharmacie yi nga xam ne ñooñu dañu xam garab te dañu am autorisation di jaay garab dans les conditions normales. jërëjëf Amadou Baba Diallo di la bàyyi rek nga wax sa kàddu gu mujj ci li nga xam ne nag moom nga jox yóbbal askan wi ci li nga xam ne mooy feebaru glaucome. waaw jërëjëf as tey moom waxtaan nañu sujet boo xam ne mooy glaucome comme ni ma waxee daal glaucome bu ñu waxtaanee mooy glaucome à angle ouvert bu gën a bare wax naa glaucome am na ay façon waaye façon bu ñu waxtaanee nga xam ne moo gën a bare nga xam ne daal 95% nit ñi boobu la ñu am moom la ñu waxtaanee glaucome boobu nag loo xam ne daal mun nañ ko def pour daal mu bañ a law si réew mi mooy dépistage ça c'est dépistage mooy nit ki ku am 45 ans demal seeti docteur mu xoolal la soo amee glaucome mu ne yaa ngi commencé jox la garab soo amul mu ne demal ba l'année prochaine nga ñëwaat nekk na feebar boo xam ne aussi du metti parce que nit ki sa bët muy gis normal du metti doo gis seeti docteur ne amul mais war nga dem seeti nekk na feebar boo xam ne aussi bés boo amee garab bi moom sa ngir dund nga koy jël comme ni ma ko waxee nekk na feebar boo xam ne aussi loo ñàkk dootoo ko jot soo demee docteur bi daal li mu mën a def mooy lu des waaye mënul yokk loolu aussi il faut nit ñi xam ko soo xasee daal sidit bi lu mu gasu sidit nekk na loo xam ne du régénérer su demee perte rek perte nga donc loolu daal conclusion bi mooy glaucome daal lu koy aar mooy dépistage. Amadou Baba Diallo ku ko bëgg a gis nag. waaw en tout cas ñu ngi nii fii fu mu nekk nii centre Enda Graphe bu Grand Yoff comme centre communautaire moom ñu ngi fii tous les jours donc Enda moom dafa nekk ONG boo xam ne askan wi la fi nekkal nekkul seulement ophtalmo gis ngeen lu muy def lépp lu mu gis daal soxla askan wi dafay taxaw léegi aussi xam na ne si Grand Yoff gis na ne ophtalmologie nekk na une spécialité boo xam ne amul woon mu créé ko donc population nañu xam Enda ophtalmo bi ñoo ko moom suñu ñëwee incha allah dinañ fi fekk ay techniciens dinañ fekk ay médecins yoo xam ne mun nañ leen conseiller mun nañ leen faj mun nañ leen aussi dimbal pour daal aar seen vision asalaam. jërëjëf Amadou Baba Diallo ñu fàttali rek ne technicien supérieur la ci wàllu bët nekk fi nag ci Enda Graphe kon mbokk yi dañ leen di jox rek dig daje ba àllarba bi di ñëw incha allah di jaajëfal bu baax a Bachir Cissé mi nga xam ne moo ñu fare tey ci wàllu xarala gi. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? projet Probitas ànd ceeg seen fondation Frères Yella ñoo lëkkaloog rajo Afia FM ñu di leen digtal ay émission ñeel feebaru bët maanaam santé oculaire àllarba junne li yame fii ci rajo Afia FM 93.0 daañu fi waxtaanee lépp lu aju jëm ci feebaru bët mbokk yi ku ci bëgg a bokk mën nga woote rek ci 88 628 05 05 Afia FM mu ngi gën di jege askan wi rawatina seen wirgu yaram lu
ko soxal la bët mooy doomu aadama ak projet Probitas ci seen lëkkaloo ak fondation Ferreruela jaaxle jeex na sama waay. war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen